evening, viewers, and welcome to the Balance on City Limit Radio live and also on GRTS. Of course, today we have a very important program, and let me tell you, this epidemic called coronavirus is affecting the entire world. We all feeling it. But most people think it's only those who have the virus. No. What about those who are sitting home that are out of job right now? Especially youths that are not working and they have families. Their livelihood matters. Very important. Now, this could affect them psychologically. And that's why we created this program called Pasul Challenging. Of course, you go to Facebook, people are challenging each other when it comes to athletics. Yeah, of course, it's good for your health. But also there are people that are sitting at home, they don't even have the time to do this athletic. But what is very important is their mindset steady? Are they comfortable? These are questions that we always ask. And when we find the answers, we definitely find a solutions. And the solutions is, we are now challenging those who have a little to also support those who don't have. And we call it Pasul Challenging. So if you are out there and you want to support, watch this program, also dial the number on the screens, and please call us and support those who don't have. But how do we do this? We normally used to have the program on City Limit Live, and where we will open the calls and people will call. We'll go and find their situations. We'll go and find and see whether these young people needs it. Some of the things that we always find are whether they are out of jobs, what were they doing before, and do they have families, and how is their current situations. And most of them is very, very touching. What you normally used to find out is that most of these people are affected psychologically. That means they're out of job, they don't have incomes to even feed their families. So what do? We now select those people, and we now contact those who have a little to share with them. So we call it the Pasul Challenging. What does the Pasul contain? The Pasul contains a bag of rice, a gallon of onion, normal basic foods that people need in their home. A bag of onion, tomato paste, and some will even put something on top, like an envelope. This is one Pasul for one person, one youth. Now, if you give this Pasul, this entire Pasul to one person, it means you're making that person to be comfortable until the 45 days end. And that is beautiful. And that's why we call it a Pasul Challenge. So today we have the program. It's our first time. On Friday we were just doing the test, and we find out that some good people live in this country. There are a lot of good people, and I'm telling you, one of them just called and said, I have accepted your challenge. I'm going to make sure that I donate one of the Pasuls to one person that will definitely change his entire family's livelihood for the time being. And this person is none other person than Mr. Said, Managing Director of Prime Insurance. So he will be right here where we will do the presentation. I will take you there from here. I will take you there where we will do the presentation. We will hand over, but he's a young person, and he will be receiving these goods, these Pasuls, and he will take home, where we will also drive all the way where he lives, and we will hand it over to the family. That's what we call the Pasul Challenging. We'll also have Mr. Said, also part of the Pasul. Cham will be among us. We all know Mr. Cham very well, City Limit Radio, the Managing Director. He is a very, very good man. And when he talks to you, you feel comfortable. And we know that these people are affected psychologically. We need somebody who can boost their morals, who can also give them confidence. So it's also part of the puzzle. So Mr. Cham will also be taking that move. So today is a lot of a program. But you are invited out there. If you want to be part of the Pasul Challenge, please, all you need to do is to call us on the numbers you are seeing on the screen. Help a youth and save a life. Thank you. Di sant ak gërëm suñu waajur yi ma tàmbali ko nag di nuyu suñu kilifa suñu baay di suñu royuwaay suñu soppe di borom kër gi fuñ teew nii di City Limit Radio di Alhaji Babacar Cham professeur docteur ñu ko nuyu bu baax a baax di ko jox wàccuwaay moom liñ ci wax rek saali di nuyu suma broda suñu xarit bu baax Mr. Baba Cissé Alhaji di nuyu suñu soxna yu baax yi fi toogal di Adama Idris ak soxna suñu tamit toog
di nuyu suñu naataango fi teew ñëpp surtout caméraman yi ak kilifa day toog suñu wet di rafetlu jotaay bi lool di ñaan nag li nekk loo xam ne ñëpp dinañ ci mën a xool roy li ñoo Mister Ceesay di def parce que man naaw naa ko ci xalaatam bu rafet ak pas-pasam parce que bu fekkee ne jeune wala xale yi youth comme ni ko waxee ne ñoom moom ëllëg ñu commencé di xalaat di yeewu ci fi jamono buñ toll nii kon yaakaar dina am parce que lu demee nii lu rafet la comme ma ko njëkkee wax fekk nag maa ngi amoon sax beneen plan man di waxtaan see benn xarit waaye ba mu ñëwee ak proposal bi ne ma ne non bii lay génn waaye nag ma ne ko li ci rafetlu rek mooy ne mu ngi dem foo xamee ne fa la ñu ko war a gëstu jamono bu bundi doon nag surtout jamono buñ toll nii buñ ko jagleel nag ay banxaas wala ay nit ay nguura ay ku nekk rek mën ngaa dimbale parce que ci xel ci xalaat ak yéene waaw parce que yooyu boo ko defee rek jëju rafet bi dina mat so looloo taxoon nag ba mu ne dafa def pasul cale mu nettali ma concept bi ma ko wax loolu rafet la parce que yaakaar naa ñun war nañoo mën a dimbale wante wala ngaa jégaani dimbal ci biti ñooñu sax am na lu leen doy léegi si biir fii ni war nañ ko mën a def su boobaa ñu ñëpp ñu mën cee jàngee pour man li jàngat la bu ne ay affaire yi comme la wala am wala dayo wala daraja déet ku ne mën ngaa seet li nga xam ne rek moom nga mën a def nga dimbale sa mbokk wala sa borom parce que man noonu naa ko gisee lii nag du lu am sens noonu parce que action bi rek mooy li am solo xalaat bi action bi mooy li am solo maanaam pour dimbale suñ mbokk yi nga xam ne loxo jotul seen gannaaw te gënuñ leen te newuñ leen dafa fekk rek ne nii la demee te ñu war leen a gëstu si jamono bu mu di doon surtout jamono bi te man li ma wax rek mooy di sant ak gërëm Baba di ko ñaax nag mu yokk taxawaay waaw ñeneen tamit roy ko ci li moo def nii ndax parce que man li ma ko gisee rek mooy bu ñëpp dimbalee kenn comme ni ko xaaj Babacar yi ñu ko jàngalee bu yàggee kon dinañ fi daaxal yi ndóol dinañ fi daaxal yi leneen loo xam ne daal day jafeel dund wala dina saxal yokkute so man daal lii laa bëggoon a tënk ci bana bu wax bi li ñu indi nag lu tuuti la yaakaar naa loolu moom ñun gis nañ ko teg nañ ci bët xeeb nañ ko loolu nag waaye ñu ngi ñaan rek xam ne moom na wàññi coono bi jaboot bi ko jëfandikoo di ñaan tamit ñeneen roy ci lii la di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal xaaj Babacar yàlla bu dal fanam yàlla ngeen ko wér ngeen ko taxawaayam moom ñëpp xam nañ ko ci société bi te ñu cee dellu si ñun si biir xol lañ koy ñaanal di ñaanal tamit Baba moom tamit yàlla def ko mag yàlla yokk taxawaayam bi ñaataango ñu àndal ñi tamit moom tamit ñu leen di ñaanal yàlla may leen wér yokk seen taxawaay xale yu am jom lañ parce que lii lay seetu ci réew boo xaar li la réew gi defar wala nguur gi defar yow yaay jóg faj gàcce toog yara bu mu gàcce yi nga xam ne loolu moom yàgg nañ ci dundal di sant ak gërëm suñu caméraman bu mu ca ayib bi moom it di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa barakatuh mu ngi leen di nuyu gannaaw bu ñu sant yàlla jëf ci Nabi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm yàlla ci bépp anam nag ci li nga xam ne fekkee nañu ko ñu gërëm ci bu baax nag ki nga xam ne mooy Baba ndax moom xalaat bi mu di ko xam ne naka jekk ndaw lu jar a jàppale la ndax moom ay xalaatam yëpp ñu ngi rek ci luy yokk askan bi ay xalaat moom bëri na ko te saa soo toogee moom waxtaan rek mu andi la loo xam ne lu bees la mu tekki ne daal dafa mel ni ay guddeem ak bëccëgam yëpp mi ngi koy xalaat ko lan mooy yokk askan loolu nag lu am solo la ndaw la loo xam ne daal jar naa ñaanal mu nekk mag ñu nga koy ñaanal Baba di ñaanal képp koo xam ne yaa ngi ànd ak moom di xaasal nag koo xam ne moom laa mujjee ndax maa ko tey ndax dafa di kenn ci man waaw dafa di man may moom sax danaa ko wax daaj daaw la saaj mu di koo xam ne moom itam ñun réew mi amee nañ ko jukkal dafa am ci biir askan wi ñoo xam ne nii duñu fës ñoom lépp lu ñu def day doo ngeen ëllëg nga am waaye maa ngi lay xamal ne bu baax mi ngi ànd ak ñi muy liggéey nag foofu ca Prime Insurance Company ñu ngi ñaan yàlla Prime kuréel boogale yàlla barkeel ko incha allah ñu nuyu suñu yaay ji nga xam ne suma yaay laa ko tuddee ndax moom yaay laa koy xoole mooy Adama Davis di ko ñaanal yàlla ak ñi fi ne ñëpp waaye di ndokkeel nag suñu mbokk mi Omar Thioune nga xam ne tey jii mu ngi mel ni bokk na ci ñi fii dajale rajo na gis nga lii moom caméraman yi technical team bi yëpp ñu leen di mbokk yi nga xam ne dinañ déglu programme bi mbaa ñu seetaan ko ñoom itam nga xam ne bu ñuy wax rajo wala télévision ñoom ñoo tax lii xam nga bu amee faa ñu gërëm la dafa am nga bu baax a baax a baax boo xam ne dafa wuutu
geneen góor bu baax jamono joo góor bu dafa tukki woon mu def yu baax yu bëri ci ginnaaw dama koy dog ba mu dellu seen ak ku makki ñuy gërëm kële nga xam ne daf ko wutu woon ci ginnaaw moom muy jooy mu ne moom jarul ñu gërëm ko ndax li ko war rek la def góor bu mag nga ne ko yow rek yaa jël a gërëm yow mi nga xam ne xam nga li la war nga def ko yow yaa jël a gërëm ndax boo ko xoolee àdduna si bu fekkoon ne ku nekk la war ndax xam nga ko def nga ko rek ñëpp nga ci jàpp saa su fitna amee rek bëri na ñoo xam ne la leen war xamuñ ko mbaa bañ ko xam ne defuñ ko yow nag ndokk ba nga xam ne la la war xam nga ko te yaa ngi koy def te nag sax bëggoo ci coow ndax am na yoo xam ne maa la koy wax mi ngi koy def underground ci yu ma xam ci daara yi ci jotaayu gàmmu yeeg yooyu mu nekk koo xam ne daal dëgg-dëgg ñu ko ñaanal yàlla loolu nag yàlla dañ koy seddeel yal na yàlla barkeel mbiram ci daara ci baati yal na yàlla may ko fan wu may ko wér gu yaram waaye léppam yal na yàlla teg ci loxo incha allah loolu ñu ngi koy ñaan yàlla te am nañ yaakaar ne yàlla ni ñu ko defal parce que booy def xol ngay defee ak sutura soo xam ne nag buñ ko waxee fii tumuranke wu fi lii nag baax la dafa di loo xam ne daf ñuy delloo si ci ana lan moo xew am na balaa bu xew lii mooy balaa bi balaa bi mooy pandémie bi ñuy wax coronavirus ñeneen Covid-19 mu di loo xam ne for the first time of recent years mu dal àdduna si ñëpp a lompañandoo xam naa li ci mën a jànge mën naa bëri waaye gàtt guddi gi daal war nañoo delloo si ñun ñii ñu xalaat naka la ñuy def pour defar suñu yëf ndax fi nga xam ne peut être demul gaal ñëwul moto demul soo mu ngi mel ni ku nekk yaa lettu yoo seet kon am na solo am nañu raw matériels yaa ngi fi xalaat yaa ngi fi nañu jàppale wante te bàyyi xel nañu jàppale wante te bàyyi xel bëri na yoo xam ne ñi ngi fii waroon nañ ko mën a bàyyee fii what is the problem lu nekk rek ñu boo jot am na sax dañ koy import what is that te yàlla may ñu xel kaar waaye nag suñu problème mooy ku bëgg a jóg rek ñu des la dama lekk cere ji dinaa ci xëpp suuf doo dem kenn du dem lii mooy feebar bi ñu jàpp maa ngi jàpp nag ne xëy na bu lii pare wala ci biir sax lii danañ xool tey jii buñ demee ba mu am ba moom scarcity maanaam maalo yi fi nekkoon jeex na lu tax parce que lii kenn xamul kañ lay jeex te amul benn gaal boo xam ne yaa koy expecté ci diggante bi bu ñëwee ba lii jeex fan lañ jëm dafa am solo pour ñu dellu siwaat ci suñu bopp pour li nga xam ne mën nañ ko defal suñu bopp ñu defal ko suñu bopp bañ cee xaar kenn àdduna life mel na melokaan boo xam ne am na yoo xam ne boo koy xaar ci ni dafay tekki ne moom wasa bopp ba léegi kenn yàlla dimbale léegi nag ñun jublu ci suñu mbokk mi Omar nga xam ne moom la yàlla dogal mu ngi lii sama yaay jëlee danaa ko kër yaa ngi dëgg kontaan naa ci benn ñëw ko fi waaye ñaar nekkate yow tam yaa ngi ne pat ak sax moo tax lii de bu baax dafa am solo nekkate yaa ngi ne pat di xool ala jaaw fu mu jaar nga jaar ay dof sax kontaan naa ci yàlla yàlla def la mag yooyu tam te def la mag mu magee rajo ma xam nga lii lu muy tekki li muy tekki mooy tey jii yow la bu ëllëgee keneen bu ëllëgee te ëllëg xam nga mooy kay muy léegi rek maanaam waxtu bi nga xam ne ñëwagul mu ngi ëllëg waxuma ëllëgu alxames de ëllëg yi nga xam ne mu ngi ci àllarba bii te yegg seegul mooy waxtu bi nga xam ne ñëwagul amaana ngay génn rek gis koo xam ne lompoñ na nga yor faay dara si doyoo ko dara nga jox ko léeg-léeg sax nga yor faay dara si doyoo ko dara waaye gis ne kii moo la gën a soxla nga jox ko loolu rek la ñuy teg maanaam boo ko déggee yow ci sa bopp ne am na jamono xëy na parce que léegi-léegi nit problème am mooy ñàkk naka lay manager ñàkk mos nga am liggéey ba mu yàgg nga ñàkk ko am na ñoo xam ne tax nañu xar am na ñoo xam ne tax nañu dugg ci drogue am na ñoo tax ñu caali koo xam ne jaar ko xam nga lu tax ndax am na jamono boo xam ne amuloo ko woon te yaa ngi doon dund waaye itam léeg-léeg da ngay ñàkk lii bi parce que nga war a am leneen ci suñu philosophie dañu wax ne yàlla bu lakkee sa kër dafa fekkee dafa la bëgg a jox beneen kër bu bees gis nga kër yi bëri yoo xam ne dañoo lakk wan yee afta nga romb fa gis fa yeneen kër bu bees boobu loolu fa nekk bu fekk nekk di lakkul bu fekkee am nga liggéey nga xëy ñàkk ko because of situation su mel nii bul mere kenn bëri na ñoo xam ne bu mën a amee liggéey ñàkk ko dañu naan suma tante moom a liggéey wala nangam non loolu is not good because loolu daf lay indil ay jafe-jafe sa digganteeg sa borom ndax yaa ngi tuumaa boo xam ne xamoo ci moom daal waaye li mu war mooy def ci yow rek mooy seen solidarité te dafa la leer ne kii nekku la daf la ko jox bi ngeen da ngeen bokk leen dara mu ngi doog a gis ne nekku la daf la ko jox because daf la fan non mi ngi lay doog a gis daf la ko jox because gëm na ne he's a human being te ci àdduna si am na koo xam ne xëy na xalaatam war naa mën a yegg ci moom ba mu jël yoonu mel ñu def ko mënoon naa ni mu nekkee yow nii mënoon na nekk keneen mënoon naa nekk keneen mënoon naa nekk keneen xëy na sax yow jamono bi ñu lay wax ne yow la
xëy na yaa ngi yeewoo bu sa baat muur xëy na yaakaar dara sa dee ñu war a ne la am nga fi nangam ak nangam loolu daf la war a jox beneen xeetu yëkkati ko ci àdduna pour nga rafet njort ci nit ñi intérêt la fi mu ne nii lii rek war naa tax képp koo merewoon tey nga baal xam nga tax because bu ñenn ñi di la mere ñenn ñi ñoom ñu ngi lay bëgg te gisaguñ la ñu ngi lay yéene jàmm te gisaguñ la ñu defal la lu mel ni this is big doo xool sax quantité tey quantité bi dafa am solo ndax lii ay famille mën nañ ci dafa waroon sax waaye xol bi def nii is something big mi ngi wax ak yow pour yow xam naa ne ku baax la moo tax gënuñ ko waaye gënal baax because baax mooy li nga xam ne moo sakkan xam nga lan mooy sakkan xam nga sakkan baax mooy li nga xam ne mën naa jur baax loolu mooy sakkan baax dafay jur baax man gëm naa ne lii boo demee ba toog nga ne wax man foog naa wee ñu wax si xëy na daal ko dégg mosoo fee ñëw nga ñëw fi ñu ngi toog ñu indi caméra yi affaire bi rëy ba dañ ko war a jaaral ci rajo dañ ko war a jaaral ci TV pour kan pour man non bu ma doon fen war naa bàyyi fen bu ma doon jëw war naa bàyyi jëw bu ma doon def lu noonu war naa ko bàyyi lu tax because nit ñi jël nañ ma very serious and you take yourself very serious yal na yàlla defal la li ma gis nag sama xel dal na ci yow dama bëgg ne boobu rek ñu dugg ci biir néeg bi nga may na ci maaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen wan ne kontaan am na nag kontaan na trop. Mr. Cham, Mr. Saji, you welcome. Thank you. Thank you so much. I appreciate it. You're welcome. Baba jërëjëf kontaan naa sa liggéey rafetlu naa ko. waaw parce que condition moo fekk situation serious. At the moment by the time I would have this show. moo fekkoon si problème yi xamante ni mooy loolu su jox mu doon ndaw mu ngi taxaw so maa ngi tëral dama doon jungoo sax bëgg a nelaw sax ma film na programme dégg nga mos dama dee maa ngi mel tiif si kër bi nekk te bi ma doon ndaw maa ngi bëgg a nelaw si ma dégg programme mu ngi doon am te ma ne bii bàyyi ma try ba xam te by all means mun naa ma am si ndam mun naa am ma góorgóorlu ma am si dara ma dama rafetal foofu yàlla def na first call bi moom jëbbal nañu ko so second call bi ma dugga waaw yàlla def na moom ma nekk si wii na mu nekk first call bi so ma rafetlu ko daal bu baax so message Saaj moom message Baba moom time to time nag ma dee mën a communiquer loolu sax maa doon xam tout ma ne ndax lii réel la or something so loolu daal maa ngi ca ko communiquer tam bi ma ma jox and encourage one man my this is my own so I appreciate well so just thanking everybody all of you I appreciate you guys thanks so much cameraman. Hello, yes, of course, viewers, if you are watching, you heard what has transpired inside where we've distributed this Pasul challenge to one of the beneficiary, Omar Chun, who lives in Farato. But of course, the members are here. I will also pass the mic to them to say it in another language like in Mandinkas and Wolof. And I have Dauda. Dauda is the program manager, the balance. Baba sisi ya baraka bake aliamu yamen baba ya fundamentu tumu Dauda chametim fanamu member di balance crew. Kami fu angale kaunto wole mu balance ni kukutol na re ka fu me ko puzzle challenge and ni puzzle challenge kono wole mu ka mole to mo milalan ko because be alon be wato min kono wole coronavirus wato di milalan ko be kolearing kata balwala Kenya la ku kotawol so balance fana yaje ko ifana nyanta ke ida ke ni nyose ya ko milalan ko be yaje le sare kono mol be ko ke kan wala balance fana na re ni kukuto ka fu me puzzle challenge donc ka mole to mom gam bahoro di melan dum bi min kata mon la wina foloti wala kata Omar Chunti member da Farato so atol mul membe jana ali aja ko be kolearangal bulu wala fana sal da keno je le comme City Limit Radio on Friday abetarla online is a call keno le imari itame mesiri be tele jube kan yeke modi mi anan ko mimba ganyela comme ali aja moto ko na nyama Omar nyine kany num be nyina sambalaay fala su kon ala barka so say ma ko di la ka fu ñomala même fananto mo Omar di afana se no man ñu fejane sur account def Dawda comme noko waxe rek ci kalama mandinka tay ñun ñoo leen fi nekkalo ñun wa balance crew ñew fi nga xamne moy City Limit am presentation bo xamne dañ ko non def tay nak ko win suñ presentation bi moy Omar Chun dika Farato
Farato wa Jacob Farato so moom moo win comme ni ngeen ko gisee comme daw doon mu ko waxee moo win saaku maalay saaku soble diwlin ak saaku sukur lii nag dañ ko dee def pour dimbale ñi nga xam ne xëj na seen loxo jotu seen gannaaw wala xëj na sax seen loxo jot na seen gannaaw waaye dafa nekk time yoo xam ne ku nekk da nga nit ndimbal parce que Sims government bu mu décidé ne nit yi ñu toog seen kër yi baax na tam nit yi tam am loo xam ne dinañ ko mën a jëfandikoo seen kër yi suñ toogee parce que nit yu bëri ñu ngi toog kër dematul liggéey so mu xala jafe si ñeena so ñun nag ay ndaw lañ ñun dañ dee def lii all the time li moo nekk suñ bépp dañ dee nekk di génn di xeeb ñoo xam ne xëj na seen loxo jotul gannaaw tey nag suñ ki nga xam ne moo win si suñ lifin bi mooy Omar Thioune dëkk bu Sumbala kon ñu ngi leen a jaajëfal di leen wax ne ngeen keep following Balance Crew keep following our show City Limit Radio Baba moo leen ko dee defal ñun la waa Balance di leen jox dig daje ba beneen yoon si soobee yàlla jërëjëf. Thank you very much, Omar. Of course, before I go further, I have on my right hand here Fatim Dem, and also Dabo Usman Dabo, who is also part of the Balance members. But like I just said, you know, this was just something that we started. It's an idea. We said Passage Challenging to support youth who are out of jobs, youths whom you know that right now they're really suffering. I said the virus is not only affecting those who are sick, it's also affecting those who are home. Those who are at home, those whom you know that they are out of jobs, they don't have the incomes to support their families. And this is something that we definitely need to take care. That's why we've created the Puzzle Challenge. Omar have said it. If you want to be part of the Puzzle Challenge, if you want to take our challenge, all you need to do is to call us on Friday. Call us on Friday, City Limit Radio 93.6 FM, 6 o'clock, where we'll be on live. And if you want to accept our challenge, just call the numbers 376-2807, the number you are seeing right on the screen. Just call that number and be part of our challenge. If you accept our challenge, remember you are going to help a youth. Now, Attack used to say full package. Now this is a full package, and a full package, what we mean by that is everything inclusive, where we support the youths full time. Now when you support one family, it's like you are definitely helping him up to the 45 days that is late. Of course, the 45 days that is of course slated, of course, or addressed by the President, His Excellency President Adama Barrow. This is something that a lot of people are questioning. Is it worth enough to wait up to 45 days? But of course, the virus is in our country. We have to also respect that, the state of emergency. But respecting that, we also have to take care of those who are affected at home. And those who are affected at home are those who are not working. Those whom you know that they cannot even take care of their family. The livelihood, these are very, very important. That's why we take this opportunity to create what we call Puzzle Challenging. And the Balance members see this idea as a great idea, but there are other ideas. Everybody is doing their part, but this is our own part. And we are calling everybody who is out there, if you truly want to support, join the Puzzle Challenge on City Limit Radio 93.6 FM, 6 o'clock on Friday. Don't miss this show. Follow up, where we will be supporting a lot of youths. Once again, before I go, I have to thank Mr. Saj very well, Mr. Dauda Saj, who has accepted our first challenge. Actually, to also mention that Adama, also one of the secretary who is working at Prime Insurance, also accepted our challenge and has donated 2 bags of rice for next week Friday. And this will go to another family. So if you are out there, join us and we support the youths that are out of jobs. We also support families that are out of job. You could be comfortable at home, but there are others who are under heat, and we want to make sure that everybody is comfortable. The government, I have challenged you. Mohamed Jah, I have challenged you. Badara, I have challenged you. I have challenged so many good people in this country. Please, wherever you are, accept our challenge. Just call the number and please support young people. This is the Puzzle Challenge, and join us on Friday, like I always said. Of course, from here, we'll be going up to Farato, where we will pass this donation to the family of Omar Thioune. This is another gesture. We drive you home to make sure that your family is happy. And that's exactly what we're going to do. But before I go, of course, I have to thank Cherno Jala. Big up to you. He has been our cameraman, the Balance cameraman, and has been following the entire show. He's a very good man. He's perfect in his job, and we thank him very, very much for always being there for us. Big up.
Cherno. And then, of course, once again, thank you, Balance members, all of you who witnessed this wonderful show. Keep following us on Friday, City Limit Radio 93.6 FM, 6 o'clock. Accept our challenge, the Pasul Challenge, full package. borom alal moo xaalis moom moo ne accept na suñu challenge bi ne moom dina ko jox because xam nga ñeneen ñi dañoo jël xaaf yi tuuti rek joxe ko waaye ñi dañ ne dañ bëgg a full paquet boo xamee ni suñ ko joxee nit ki xelam dina dal waaw nga gis ne soo gisee sa sukur nga am tamaate nga am soble am pombiteer am diwlin am maala foog naa foofu foog naa lu kontaan jëf waay ndax ñu ngi nii mooy ñu la def ñëpp yal na leen yàlla fay ki ko joxe yéen ñi ko dox yëpp yal na leen yàlla boole fay yal na yàlla xeetali leen yal na leen yàlla mosal ci lépp lu la yàq doomu aadama yal na nit ci mun dara jaay yonent Thank you.